mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom moo tegu ci juróom benn waxtu bisimilah leen ci xabaaru marax yi la ci gën a fës njiitu ASP yi xar tànk tubéyam ngir karange sax dàkk fii ci ndakaaru lu ëpp fukk ak juróomi gox ci capitale bu Sénégal ñu nga fa ngir askan wi mën a nelaw ba yandoor rax ci dolli itam mën a dox seenub soxla seenub tayaayu bakkan jëwriñ gu ñu dénk wàllu biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye demoon nemmeeku leen daan ci dikk nu mu gën a yaatoo ci ndorteelu xabaar yi secrétaire d'État wi ñu dénk doomi Sénégal yi nekk ci bitim réew di dalal xel yi Moïse Sarr ni amul benn doomi réew mi boo xam ne jàngoro gii di coronavirus kon ëllëwtiku na sa kaw ne nag lépp loo xam ni matuwaay la kon jël nañu ko daana ci dikk itam ni mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi njiitu réew Turquie gane si njiitu réewum Sénégal di Macky Sall loolee nag ne lu toll ci juróom-ñaari déggoo jot nañ ko xaatim seen diggante rax ci dool itam la xew ca Libi yite dëgg kon lañ ko def daan ci dégg itam du mu gën a yaatu ñi nga xam ne kon ñoom ñooy rabkati sër yi nekk nag ci ndakaaru seen liggéey doxatul la ko waral nag sinuwaay juuxu seen métier ñoom itam lañu jokkaru baaraamu tuuma ne nag jafe-jafe yi jànkonteel yëpp ñoom sinuwaay ñoo ko leen ko teg daañ ci ànd ak Mame Abdou Gueye kase ci njeextalu xabaar yi kon mbokk yi loolee moo gën a fës ci xëtub xabaar yi nes kis bu ci àlande ñun ci faram fàccee mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV xabaaru marax yi kon des koy tàmbali du ñu ko junjee ci ndorteel la ak lu ëpp fukk ak juróomi gox yoo xam ne askanuk Sénégal fii la ñu nekk ci ndakaaru loolu réew mi nag rawatina jiitu réew mi ci làmmiñu Aly Ngouille Ndiaye la ñu bëgg mooy karange sax dàkk ci ndakaaru loolee tax ba jëwriñ gi dënk lépp lu jëm ci wàllu ASP yi ne nag kon dafa samp ay bërëb yoo xam ne kon ñooy kon sàmm askan wi ak seen karange ñoom nag nekkoon loolee danañ ko def ci réewum yëpp loolu kon mooy seen xememteef ni ki tey kon la jëwriñ gi di Aly Ngouille Ndiaye demoon fa nemmeeku leen rawatina ci gox wu nu naan Damel fii ci ndakaaru askan wi nag ne dañ ko rafetlu ba noppi ne dañ ci xorxon son tànk tubéy ngir loolee mën a wëy Abdourahmane Ly reportage. mbaadu kilifa yi dañoo amee jafe-jafe ngir régler ñàkkum kaaraange gi ci dëkk bi li leer moo di ñàkkum kaaraange gaa ngi wëy ci Sénégal li koy firndeel di faat bakkan yu bëri yu ñuy dégg ci dëkk bi loolee sax tax waa agence d'assistance à la sécurité de proximité tëral benn plan ci cité Damel njiitu yooyee opération ñu koy wax colonel Wardini mu ngi ñu ci indil ay leeral. En général dispositif c'est pratiquement yëpp silmaire la un dispositif fixe ak benn dispositif mobile moom la ñuy def pour gérer la sécurité maintenant léegi bu ñu jàppee ay bandits du ñu oo police dana ñëw wala gendarmerie ça dépend fi ñu ne parce que dañuy liggéey ak ñoom parce que ñoom ñoo yore sécurité bi ñun dañuy def que di aider nous on fait que la prévention on aide on assiste s'il y a des problèmes ñu oo ñu ko war a def ñu def ko bu fekkee ñoom ñëwuñ tam ñun am nañu oto yoo xam ne mën a tax ñu jël sama boy yi dugg leen ci oto yóbbu leen jébbal leen police wala jébbal leen gendarmerie ñun loolu mooy suñu liggéey. mu di mbir bu tàmbali am lu nit mën teg loxo bu ñu sukkandikoo ci njiitu boobee agence. ndax gis ngeen population yi nga xam ne ñoom ñooy bénéficier wu suñuy service témoignage bi nga xam ne maanaam def nañ ko ci solo ci programme boobu am en tout cas ci mag ñi ñu ngi doxantu coow li wàññeeku na jumaa yi ñu ngi ubbi nit ñaa ngi xëy di julli ji fajar commerce yi aussi ñu ngi ubbi ba ay 2 heures du matin donc prix loyer bi sax yokku na ndax sécurité bi. loolee war sax ñu tuddee leen quartier sûr ay démonstration amoon na fa ngir décourager yenn defkatu ñaawteef yi. bu ñu sukkandikoo ci Biram Faye jamono ji Dakar am na lu tolloog fukk ak juróom quartier sûr mu di mbir bu jëwriñ gu ñu denk wàllum biir réew mi di rafetlu. en tout cas ñi ngi rafetlu lii ngeen initié muy lu am solo te jàpp naa ne bu ci population yi jàppatoon du yomb parce que kenn ku nekk ci yéen dafa def ne sécurité aussi affaire boppam la. surtout rawatina fan yi problème insécurité yi ñu dégg ci dëkk bi. jafe-jafe bu mag bi moo di ñàkk kaaraange ci Sénégal gi yépp wante ngir njiitu yooyee agent kaaraange am na Sénégal. waaye day tax nag ñu gën a góorgóorlu en tout cas pour jàmmarloog ñiy defkatu ñaawteef yooyu dinañ gën a góorgóorlu en tout cas pour renforcer liggéey bu am solo bu rafet bu yàññe bi nga xam ne ñu ngi koy def
ànd ceeg police ànd ko gendarmerie ba kaaraange réew mi mën a yokk bu baax a baax a baax. fexe ba lal ay mbir ngir xeex lii di délinquance loole mooy mission bu agent wu ASP yi fas yéene mëtal ci jamono ju ñuy wax ñàkkum kaaraange fépp ci dëkk bi. addu ci leneen ginnaaw kon ñàkkub kaaraange gi ak secrétaire d'État bu Sénégal bi nga xam ne ñu dénk doomi réew ya nekk ca bitim réew muy Sarr nag di dalal xel yi rawatina jàngoro yi nga xam ne mu ëllëtu ko askan wi ca diwaanu ca réewum Chine ne nag amul benn doomi réew moo fa nekk boo xam ne kon amee nga boobu la jàngoro muy Sarr rax ci dolli ne lépp la say matuwaay kon état bu Sénégal jël na ko ñu tawli kàddoom ci micro Babacar Ndaw Faye Sidi Niang. dama bëgg a dalal xel yi dalal aussi parents yi sénégalais yi ak sénégalais yi c'est vrai am na ay rumeur yu bëri yoo xam ne tey mu ngi daw ci internet bi mais li ma leen mën a wax mooy ñeen sant yàlla am na ay sénégalais effectivement ci ville bu ñu naan Wuhan mais yaakaar na man mii sama bopp xam naa ville ba mais tey balaa may ñëw fii nii am na ñeenti étudiants yoo xam ne jot na leen téléphone ñeen sant yàlla kenn ci ñoom feebarul. à l'état actuel ma bëgg rassurer ñëpp. coow bi bëri na mais ay rumeur moo ci gën a ëpp psychose bi nag am na mais nañ dal xam ne Sénégal comme yeneen dëkk yi mu ngi suivre situation boobu ci nu mu gën a leere ak ñu ngi ko suivre aussi de très très près. boo xoolee lu mel ni bu amee je pense que li ñu war a def mooy ñu appeler à la vigilance am na ay précautions sanitaires yoo xam ne ñëpp a ko war a jël même ci aéroport yi. parce que dem ñëw la dem dikk la muy Côte d'Ivoire même muy Sénégal muy feneen ak feneen mais li ma mën a wax daal mooy appel boobu yaakaar naa ne suñu autorité diplomatique ak consulaire yi effectivement fu mu am rek dañ leen gën a sensibiliser gën leen ñaax pour ñu mën a waxtaan ak compatriotes yi ñu diminuer déplacement yi mais ku gën aussi balaa boo ñëwee balaa ngay def dara nga mën a raxas sa loxo. def lépp aussi pour limiter déplacement yi. njiitu réew Turquie Recep Tayyip Erdogan mu ngi fii ci Ndakaaru ab ngànneekoon la amee ci réew mi te nag lu toll ci juróom-ñaari déggoo jot nañ ko xaatim seen digganteeg Sénégal ci taxawaayu njiitu réew Macky Sall nee nañu tamit ñoom ñaari kilifa yi la xew kon ci Libye jamono ji yi te dëgg lañ ko def ngir saafara mën ci am ñu teewlu njiitu réew Macky Sall ci micro Pape Ibrahima Ndiaye ma fall. L'inquiétude du continent africain sur les conséquences de ce qui se passe actuellement en Libye et aussi notre volonté d'impliquer l'Union africaine dans toute recherche de solution. Étant entendu que notre conviction est que le conflit libyen se résoudra par la voie politique et non la voie militaire. Bien entendu, je note les explications qu'il nous a données sur le sujet et je l'ai encouragé à poursuivre ses efforts dans le cadre de la recherche d'une solution politique en Libye. Étant entendu que l'inquiétude de l'Afrique, c'est que toutes ces armes, même si demain on a une solution en Libye, risquent encore de transiter vers le Sahel. Donc, de ce point de vue, nous avons des préoccupations. Je voudrais aussi le remercier pour son engagement à nous accompagner aussi dans la lutte contre le terrorisme. Et surtout le remercier pour l'admission de 1500 Sénégalais qui est en situation irrégulière en Turquie, qu'il a bien voulu faire régulariser. addu ci leneen nag yorinu réew mi des na ñoom loolee du samay kàddu ab rapport moo ko daal di fësal ginnaaw ay enquête yoo xam ne di leerlu def nañ ko ci lu jëm ci askan wi kilifa politique yi ak ñi nga xam ne lañu dénk lépp lu jëm ci yitey askan wi bañ ci tokkoo nag ginnaaw aw atelier boo xam ne dañ ko daal di amee daal di ci fësal bi rapport ci teewaayu Boubacar Dieng. ay laaj yu ñu amal ci askan wi naka noonu ci autorité politique ak administrative ci wàllum bonne gouvernance wane nañu ni lii di gouvernance politique ak démocratique bu Sénégal am na ay rëq-rëq. am na quand même tamit ay points faibles notamment ci wàllu éducation par exemple am na ay points faibles am na instabilité bi nga xam ne jot na am ci école yi. loolu ci points faibles yi la bokk. donte ay rëq-rëq nemmeeku nañ ko ci wàllum gouvernance politique ak démocratique ay jéego yu am solo am na itam ci li nga xam ne moo di plan Sésame ak programme d'urgence de développement communautaire di PUDC. am na point fort yu
yu bari yi nekk ci gouvernance ci rapport bi maanaam sur le plan social am na ay points yi nga xam ne ci CMU bi ci PUDC yooyu yëpp dañ koy waxaat dañ koy fàttali ci rapport bi. enquête yi nga xam ni nag moo tax tey jii ñu mën a amal lii di rapport de bonne gouvernance bu Sénégal ñu ngi ko amal ci diir bu yàgg te yombut woon lool. benn nattukaay li ñu xaymaa gouvernance bi nga xam ne buñ koy def dañu sukkandiku ci ay données yu leer dañu sukkandiku ci ay information yi nga xam ne information yu dëgër la ndax dañu jël ñeenti institut de recherche daal leen dénk liggéey boobu institut de recherche ñooy def liggéey bi ñooy def analyse yi ñooy def enquête yi sur le terrain ba noppi ñu sukkandiku ci statistique données statistiques wu ANSD mu doon liggéey bi nga xam ne liggéey bu takku la liggéey bu yàgg lay doon. lancement rapport définitif bu bonne gouvernance bu Sénégal ñu ngi ko waajal alxames ji ñu jëm ci centre international de conférence Abdou Diouf nekk ci Diamniadio ci loolu le sax ñu ngi waajal itam ak benn conférence publique boo xam ne nii ñu ngi koy amal ci daara jii di université Cheikh Anta Diop bu Dakar thème bi moo di ban taxawaay la ndaw ñi war a am ci li nga xam ni mooy wutum bonne gouvernance ci Sénégal. di ko gërëm Boubacar Dieng daal di àddu ci beneen xar kanam boo xam ne kàllaama tubaab am na ko jëm ci wàllu science loolee mën na doon waxtaanee ni ki tey ginnaaw ab lël wu ñu daal di ubbi ca daara ju kawe ja nekk fa Ndar Géej Gaston Berger loolee nag ñii di waa URSS ñoo ko daal di amal di yëngu ci wàllu science ak éducation boobu lépp ndaje na ni ki tey ko lañ ko dalloo ci teewaay bi mooy Alice Niang Ale Thiam. Université Gaston Berger bu Ndar muy dalal colloque international bi nga xamante ni ci wàllub gëstu lañ ko amal ndaje li nag ñi ko sabab muy UFR bi nga xamante ni mooy yëngu ci wàllub njàng ak njàngale lël bi nag di bunt bu nga xamante ni dana ubbi Université Gaston Berger bu Ndar ci yeneen réew yi nga xamante ni ñoo nekk ci àddina bi. tey mu nekk manifestation bu njëkk bu international boo xam ne fukki pays ak ñaar ñu ngi ciy participer loolu aussi mu nekk lu rëy ci université Gaston Berger de Saint-Louis loolu day wane aussi que UFRSEPS mu ngi fi mais mu ngi def liggéey bu rafet parce que lii ku def liggéey bu rafet rek moo ko mën a organiser nga rencontrer def benn rencontre bu mel nii invité ay chercheurs ay collègues yi nekk ci yeneen pays ñu ñëw partager seen connaissance en tout cas partager seeni recherche ak université yëpp mu nekk aussi njëriñ bu rëy ci université en tout cas université Gaston Berger ñu ngi ci kontaan bu baax a baax. diirub ñaari fan ñi nga xamante ni ñoo bokk ci ndaje loole bawoo ci fukki réew ak ñaar ci Afrique ak ci Europe daañu sottante xalaat ngir ñu mën a teg ay jéego ci wàllub gëstu. bu ndaje fii ñu mag ñi ak ñu ndaw ñi ñu bokk booloo wane li nga xam ne ni moom lañu liggéey ci wàllu gëstu bi ndax bu leen ko nattable wàllu science muy science dure yi muy lu jëm ni mathématique ak ay informatique ak yooyu muy science sociale muy jëm ci surtout lu jëm ci mënum ak éducation. di jàng ak jàngale dafa nekk lu am solo ci réew gëstu wane fu nit ñi war a jaar wane li nga xam ne nii bii phénomène lii moo tax loolu dafa am solo cim réew dafa am solo ci àdduna bi dafa am solo ci askan bi loolu moo tax na ñu dajaloo fii ci ñetti fan yii kenn ku nekk li nga xam ne nii gëstu nga ko nga gaaral ko wane ko ñu fësal ko nit ñi mën cee jariñu loolu moo waral ndajem tey mi mbooleem participants yi nga xamante ni ñoo bokk ci lël bi di am yaakaar rek ni que ni buñ ci génnee la cay ruuse dana leen mën a jëriñ bu baax a baax. Momar Alice Niang daal di àddu ci wàllu caada ak maison de la culture Douta Seck ma nga ca Médina ni ki tey kon la dalloo édition bu njëkk bu festival bu cinéma Caméra 72 loolu nag kii di Alioune Diop di taskatu xabaar di yëngu ci wàllu caada moo ko daal di amal lam ca jublu mooy xemmeemteefam mooy fexe ba lépp loo xamante ni mooy seen liggéey mu daal di ko fësal waaye tam ñongal lépp lu jëm ci wàllu cinéma ci biir réew mi taw di kàddoom moom Alioune Diop ci micro cinéma. festival bi daal lu yàgg la ci sama bopp yàgg naa ko xalaat yàgg naa ko bëgg a organiser xëy na dafay doog a jot mais yàgg naa xalaat ne dinaa taxawal festival boo xam ne duñ ci wane lu dul ay documentaire yoo xam ne caada rek lay wax théâtre cinéma musique littérature loolu kese donc maa ngi koy doog a def pour yokk agenda culturel Sénégal bi ensuite jëmmal liggéeyu réalisateurs yi ensuite ma fexe noo xamee ne lii di aar yi dinañu am beneen support promotionnel maanaam dinañ leen wane neneen pour nit ñi comprendre boo xoolee film yi ñu dawal tey
bari na ñoo xam ne dëddu nañu gédd nañu àdduna nekkatuñ fi ak ñun te ñu ngi fiy feeñ donc tey jii dafa mel ni dama doon rendre hommage ñooñu Souley Keita Seyni Mbaye Ibrahima Kébé Ousmane Sow bari nañ ñoo xam ne feeñ nañu ak ñoom Moustapha Dimé ci film yi te nekkatuñ fi donc dafa mel ni dama leen doon rendre hommage tey. dañu nekk festival boo xam ne li ñu ci bëgg mooy nit ñi daje ñiy tourner autour du cinéma daje échanger xëy na mu jural leen dara mais xalaataguñu en tout cas année yu njëkk xalaataguñu def loo xam ne dañuy joxe ay raaya. limub millionnaire yi ci Sénégal daal di yokku jaaree ko kon ci LONASE di loterie nationale sénégalaise loolee nag ab soxna di jaay ndékki ak añ moo daal di gagné lu toll ci juróom-benn fukk ak juróomi million sunu xaalis loolee nag tax ba moom Nancy Meng daal di rafetlu kon taxawaay bi nga xamante ne nii kërug loterie kaay xaalis boobu amee na ko waaye tamit ne lépp loo xamante ni kon doon na ci loterie mën na ci jàpp ni kon yitte la woo xam ne kon askan wi buñ ci tënkoo mën nañu am la ñu bëgg ci mim réew ñu teewlu ci leeral moom Nancy ginnaaw kàddu yi nga xam ne dénk na ko Cheikh Hassana Fall. LONASE defati na ab millionnaire ginnaaw ba mu yàggee am ay gain yu ndaw yu nekk ci diggante bi Nancy Mbeng moom mi xam ne ab restaurant la géré gagné na jackpot ci loto bile. yenn saa yi sax ma ñëw sànni 300 ay 10 000 ay yu tegal daal xaalis bu ndaw rek yu weccil rek ma xëy ne xaaral ma jaar foofu ma daan joué xool ba xam ma dem jël billet bi jox ko xale bu góor bi ne ko xoolal ma xale bu góor bi ne ma gañe nga mais man xalaatuma woon ne sax xaalis bi nii la toll ndax foogeewu ma ko woon. ab ngañaay goo xam ne weesu na 66 millions ci sunu koppar waaye xaalis bile moom gisagum na ci tabax ab kër. mën na liggéey lépp de wax dëgg yàlla kër moom bëgg naa ko ci kër waaw bëgg naa ko ci te xaalis bi mën nga cee am kër am ci leneen ak leneen. ab gagnante bu bees boo xam ne day ñëw yokku ci millionnaire yoo xam ne LONASE amoon na ko ba pare waa loterie nationale sénégalaise ñoom ñi la xam ne sax ñoo ngi rafetlu seen gagnant yi lu ñu wuutee. tey bu ñu amee occasion am xaalis bu toll nii ab soxna gagné ko pour montrer rek aussi que ne suñu ay clients duñu rek ay góor mais jigéen ñi aussi ñu ngi ci gis seen bopp ci produit yi donc loolu daal vraiment lu ñuy dégg la mais diversification bi quand même option aussi stratégique la parce que marché lañ nekk te dans un marché quand même ay segment ñoo nekk segment bu nekk da am lu la soxal. koppar gi ci ñay joué bénéfice bi dellu ci nation bi devise waa loterie nationale sénégalaise bile dafa mel na luy gënti justifié wu at yi lu ñuy gënti dem ndax ñiy joué ñoom ñoo ngi gën di duufal seeni kalpe. Cheikh Hassana Fall ginnaaw loolee kon sol nañu sunu dàll yor sunu caméra dem seeti ñi nga xam ne ñooy ràbbkat sëriñ fii ci Ndakaaru ñoom nag ne ay jafe-jafe yu tar la ñuy jànkonteel ndax la ko waral mooy chinois yi juux seen bile métier ba tax jafe yoo xam ne mën a suñ ko nettali la ñuy daj ngir kon mën a dund ci mim réew ñu ànd ci leeral maam Abdou Gueye Kassé reportage. fii ci avenue Cheikh Anta Diop fu sorewul dara rond-point Sam mën nañ fi gis yenn tisserand yi comme ku ci mel ni doomu Guinée Bissau bi moom nag di ñu xamal ni liggéeyam bi lu muy metti yëpp daanaka doxul surtout jamono ji li ko waral nag mooy tissu yi nga xam ne rek day bàyyeekoo Chine te mu yomb lool. suñu liggéey ñun dina sonn si liggéey bi pour que ñun amul matériel complètement ñun amul place ñun dina sonn si place bi pour liggéey. Dakar métti na. Sina yi ñoo daana ñoo yàq liggéey bi yëpp mën a dokk suma bu njëkk bi waaw sina bi indi moderne tissu bu bari. ci Fass fu soriwul dara li nga xam ni mooy centre de formation artisanale bi beneen doomu Guinée Bissau bi ñoo ngi ko fekk muy liggéey moom tamit comme ki nga xam ni moo ko jiitu di Miguel di joxeñ baaraamu tuuma li nga xam ni rek mooy tissu yu bàyyeekoo ci réewum Chine te nga xam ni seen qualité demeewul noonu rax ci dolli dañoo yomb lool. sinon moom dëgg la kay parce que ñoom li ñuy jaay seen t-shirt yi loolu mooy loolu quoi côté njaay bi rek xam nga ñoom seen bos yi ñoo gën a yomb te baaxul loolu mooy problème. métier tisserand dafa laaj effort yu bëri sëñ bi 12 mètres yi nga xam ni moom la nekk di defar nii da nga xam ni bu ko jaayee du ëpp 22 000 francs mën na ci def lu ëpp benn journée ngir mu mën a pare. serveur bi benn serveur moom 12 mètres boo commencé di liggéey ay bool 7 heures ba 18 da ngay pare benn par jour yeneen saa da ngay liggéey fii teg serveur bi mu nekk fii mu mun a mat 1 semaine du jar gis nga liggéey bi léegi dafa métti trop.
tissage ñu mën ko wax ci wolof ràbb dafa nekk li nga xam ni ci tradition africaine la bokk mu nekk ab liggéey bi nga xam ne nag daanaka jamono ji taxu koo neex lool wante loolu nag taxul ba benn yoon ñi nga xam ne ñoo ngi ciy liggéey rek daal di découragé wu. di ko gërëm Mame Abdou Gueye Kassé di leen jaajëfal mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV loolee moo laf laajtu xabaaru marax yi gërëm leen gërëm ñëpp ñu jàpp ci xabaar yi ba mu daal di yendu rédaction bi jox leen dox daje 19h45 ci atal ci kàllaama tubaab ak Assane Gueye ma jox leen dox daje minuit ci jógub xabaar yi fii ak boobu ngeen di ànd ak ñun suñu programme ci ITV ndax biri ngi ci jërë ngeen jëf.